parce que on revient là par exemple. fii la 3 appuis. Modou envoyé ko benn droite bi muy jóg. sa Gris dafa sànni Modou wàcc. jël ko tibb ko bàyyiwaat. ba pare roccee gis nga roccee ko xajal ko. roccee ko xajal ko. alors là ça pose également beneen problème mooy problème équilibre Gris par rapport à ses membres inférieurs. L'équilibre c'est quoi? C'est d'abord appui plantaire yi nga war am ci suuf si. mooy taxawaayu tànk yi sa tànk il faut mu taxaw mu dëgër soit ci écart bi ou bien ci espace bi. donc Gris loolu ak sa poids. donc train supérieur mooy kaw bi moo gën a diis suufu Gris. te loolu anatomie nit ki la. bindu nit ki la. bindu nit ki mooy di. moom noonu la bëri na combat yu bëri bu jógee te jàppul rek. léeg-léeg mu rëpp. dal na ko ci Yékini dal na ko ci Balla Gaye numéro 2 dal ko ci Balla Gaye numéro 2 te boo xoolee ni mu naroon a dal na ko ci Eumeu Sène boo xoolee ni mu naroon a daanoo nii mën nañ ko comparer ak ni mu daane woon Bombardier parce que dafa raté un coup Modou esquivé ko mu dem nekk sur ses Bombardier ñëw fende ko voilà donc boo xoolee c'est la même chose voilà xoolal gis nga fente de corps yi fente de corps ci diggam lay ne rek di yër di génn waaw gis nga et puis da ko ñemeñ da ko ñemeñ ko rapproché la gis nga du ko rapproché te léegi nag ku la sut soo ko tafee loxoom du tàlli ko ma rapproché bu la waaye te yow sa loxo dina mën a tàlli waaw mais Gris ba doon def bi muy jóg nii am na uppercut bu Modou sànni bu ko daloon aussi foofu combat bi day jeex parce que c'était aléatoire pour ñoom ñaar ñëpp parce que mbër day toll foo xam te nii dóorante bi ku nekk day sànni rek loolu neex donc sànni boobu ku mu ci mën dal rek ak plus dal ci point sensible mën na la wàcce parce que maa ngi wax tout souvent ni mën a xeex ñaari mbir la mooy mën a dóor xam fooy dóor ak mën a moytu dóor te bu ñu xoolee esquive maanaam nan ngay moytoo coup loolu dafa bokk ci force su Modou Lo à chaque fois day approcher adversaire bi woo ko ci bagarre mais bu dóoree dina def rotation bu nga xam ne coup bi du ñëw gis nga ko noonu. waaw sport individuel nag. il faut nga am un demi fu ñuy dominer. fii la ko daanee waaw fu ñuy dominer ak yow fa ngay dominer. ba tey gis nga. Modou Gris li mu tàmm. gauche droite yooyu muy xeex. mais c'est du déplacement. mais écart bi la kay fente de corps. xoolal la mu fa sànni ci kurpeñ ci bi chute bi am lu bëri la sànni mais parce que benn coup dalu ci. loolu la woon capacité d'esquive bi Modou am. merci beaucoup et de déplacement et de pivot. parce que dans l'axe parce que boo dee amee axe man ngay déplacer sa corps sans pour autant que yow nga déplacer sa centre de gravité. alors au revoir. mais donc ça reste égal. Gris jam na ko benn droite mais vraiment. approche tactique bi nga xam ne moom la Modou Lo def c'est extraordinaire parce que loolu da lay won ni étudier na Gris Bordeaux bu baax xam na ay force am xam na ay faiblesse am na lu nga xam ne bu ko mayee bu ko Gris dóoree kenn dootu ko waxati moo tax mu jege ko mooy li Max wax bu say cër guddee bu la nit ki jegee dóor bi du am impact bi mu war a am du am doole bi mu war a am non parce que loo gën a jegeñ direct du la ko jox uppercut moo la ko mën jox mais pas direct ni crochet donc il faut que comme Gris amoon stabilité pour mën ko kor Modou Lo pour mën ko wàññi mais tant que amuloon prise boobu parce que Gris rare nga gis mu jàppante du jàppante ñàkk jàppante boobu moo ko indi loolu alors que ce poids bu diisee ci kaw pour nga déplacer wu li lay déséquilibré dafay yomb loolu mooy kaam ñi nga xam ne bëgg nañu participer également ci débrief bi mën nañu woote ci numéro yooyu nga xam ne moom moo affiché bu dee national 88 628 89 90 international 00 221 33 841 02 20 donc numéro yi mi ngi noonu affiché képp ku nga xam ne bëgg nga bokk ci waxtaan bi nga bokk ci mais loo ci munti wax rek moo di ni approche tactique bi moo du def c'est important. Il a eu une intelligence de combat bu extraordinaire, une lecture de combat. Angle d'attaque. Distance d'attaque. Esquive. ak coup yi muy dóor. mais y avait du répondant. y avait vraiment du répondant face à Gris Bordeaux. Gris Bordeaux était un peu lent ci man sama gis. non c'est pas par rapport à son poids. et par rapport à équilibre corps am parce que corps est proportionnel. mais bu amul proportionnel rek da nga am déséquilibre. loolu dafay indi ba tey Max li ñuy wax ni Gris amul équilibre ci suuf maanaam tànk yi ñu naan day coos ak tolloowul ak yu mel noonu wax nga ko léegi dal na ko ñaari yoon ba ñetteelu yoon bi tey ji encore mu dal ko. donc loolu problème la. moom daal bu jógee li cëpp bu jàppul mën na rëpp. mais bu ne songukat la nag mais ci bu jógee fekk ko fa. la dëgg da ko fekk yóbbu ko. waaw da ko fekk te ñëf mu bañ ñu forcé ko daw ak moom. noonu la def ndem si yàlla si Tyson Senior mais léeg-léeg bu songee nga xañal ko bu jógee léeg-léeg téye boppam. waaw mais li may wax rek saa waree daanu ci ngay doon
mais moom it ndaanaan ku li fadilin la Alaaji Malick. ndaanaan ku li fadilin la. ndaanaan la lu mag. tey ku nekk xam na ni mébétam moo doon tàggalikoo ak Modou Lo perspective am moo doon dem jëli Bombardier. loolu tey moo doon enjeu wu combat bi mais enjeu boobu yàqu na ci moom. mais Modou Lo également. dafa jóge ci défaite soxla woon ndam lool pour dellusiwaat ci peloton de tête bi. donc défaite du ko woon arrangé. te du ko woon arrangé benn ñaareel ba dem jëli koo xam ne moo ko mujj yóbbee défaite bi mu jël ko daan ko. maanaam Bombardier ak Gris Bordeaux Gris am ndam ci moom mu daanu ci Gris. moom mu daanu ci Bombardier. mais man je dirais que la logique aimerait que staff Modou Lo bañ a yàkkamti pour viser waat le couronne bi. parce que c'est du logique même pas matagul un an hein parce que affaire yi wala jël toll. parce que je crois que daaw 15 au mois de juillet. dañ ko bëri woon. mais une année nga jël revanche. waaw. làmbi ñii. amul calcul. fanweeri million boo ko dugalee ci biir kër rek am nga ndam. Max. dafa am aspect sport am na aspect financier. c'est bien vrai. waaw mais am na aussi la gestion de la carrière. voilà merci beaucoup. waaw loolu it daf ci joué. donc gestion boobu Max. moo am solo. gis nga tey li ko Malick waxee. Gris Bordeaux tey bu génnoon ci combat bi tey jëli kenn mënu ko tere mu am. xam nga li ma leen ne amul calcul. saa woo xëy sa bureau ñoom ci entraînement la ñuy xëy. waaw xam nga Gris noo toppee Bombardier. sottiwul nga dem bëgg a bëreeg moom ngir xëccoor titre roi des arènes ba pare dem di jëli ko Bombardier daan. non ñoom ñooñu foog ñu bëri ci seen biir amul kii daan na kee daan na kële. mais parce que lamb rek la ñu am. xam nga titre roi bi Max dafa bokk ci nit ñi di xëccoo. mais li Omez di wax aussi mooy est-ce que logique na Modou Lo jóge ci defet digganteem ak Bombardier yàlla may ko ndam digganteem ak Gris Bordeaux ci lu matul at mu bëgg a dem dalaat ci kaw Gris Bordeaux loolu mu bëgg a dem dalaat ci kaw Bombardier mais moom loolu xalaatam la nee na li ma dig waa parcelle daa leen ko ndil waaye bomb day ban def ci prix nga xam waaye bomb moom jaaxaan daanu ko moom ku diinu toll moom xam Modou actuellement nii loolu beneen débat la de. égal de force yi bokkul. loolu beneen débat la mais bu ñu xoolee rek de toute façon lamb la ju nga xam ne bu ñu xoolee. parce que Gris Bordeaux. parce que benn tey danaan man kon damaa juum ci Bombardier ndax ki ko daan naa ko. borom fit boo ko xëbalee doo ci am ndam. waaw. moom la gëm et puis looloo taxoon sax mu dem jëli Gris bi. mais man victoire Modou Lo bi dafa ubbiwaat perspective la mu parce que victoire la guerre bi aussi moo indiwaat leneen mais revanche Modou Lo ak Lac de Guiers la dàq ko voilà loolu laa bëggoon dégg revanche boobu combat dàq ko loolu laa bëggoon dégg parce que logique bi mooy revanche Modou Lo Lac de Guiers neex na merci beaucoup mais également Balla Gaye dafay dellu siwaat ci course bi revanche am ak Modou Lo loolu njarndeem la la version de Eumeu Sène war a dem daje ak Bombardier loolu mooy logique bi mais Gris Bordeaux bi daanoon tey fan la jëm Gris Bordeaux voilà loolooy question bi parce que Gris Lac de Guiers combat waat la mook Tapha Tine combat bi Gris Tapha Tine sax moo gën a raison voilà Gris Tapha Tine moo gën a logique donc bu ñu xoolee année prochaine perspective yi bari na combinaison yi bari na lamb ji tijjeeku na donc loolu également dafa bokk ci li nga xam ne dafay gën a neexal lamb mais am nañu information bu ñu jot jéem nañ ko vérifier ñu ni am na ay supporteru Gris Bordeaux wala ay supporteru Fass yu nga xam ne dañu mer ba commencé def naka sudul noonu commencé sax dem di taal t-shirt yi nga xam ne moom la Gris Bordeaux doon sol gis ngeen noonu loolu également fii kër Gris Bordeaux la bi nga xamee ni ñoom ñi ngi seetaan combat gis nga lii moo métti moo tax ma naan la pression monte l'adrénaline monte si vous êtes émotif si vous êtes cardiaque abstenez-vous émotion bi ci xale yi émotion bi ci mag ñi kenn ku ci nekk da ngay tiit doo mën a toog doo mën a taxaw kii ngay jaayu waaw dégg nga ma ngay matu dégg nga loolooy làmb waaw daru na c'est dur ma nga mel ni ku yore bëñ mënta toog dafa neexul mënta taxaw gis nga noonu xale yi bilaay léegi ñu raam da ngay dem ba tere bi sax waaye yow boo ko ñooxuwul doo xam kenn mënatula toog génn na c'est des moments insupportables gis nga jóg nañu mu mel ni déception am na foofu gis nga xale ba ne dóor na ci gis nga ma ngay dóor mbàjj ya di dóor njegenaay ya am na déception tàngaay bi ah oui
oui lamba mu métti lool léeg-léeg mu métti lool. lamba googu c'est la déception. ma nga yooyu di jooy. ma ngay jooy. lii mooy làmb nga gis léegi am ñu am déception loolu nag ci la ñuy ñëw nii actuellement ni xale yi nga xam ne dañu mer ba commencé di jalgati. ma je crois xale yooyu war nañu xam ne ci sport la ñu nekk. gis nga il faut ñu amaat Malick. jàngatu lan mooy sport. nu ñu dundee sport. nooy defee sport. jàngat yooyu yëpp maa ngi defar. parce que lii jekkul rafetul. voilà mi ngi dëgg la t-shirt yaa ngi nii taal jekkul rafetul. lii lañ doon wax photo Gris Bordeaux ñii di taal t-shirt ya nga xam ne moom la ñu déception am Gris Bordeaux jox na leen guddi takkusaan bu ne. takkusaan bu ne. mbégte bu na jox na leen. lii moom dañu fàttaliku Gris Bordeaux ba mu daanee. lii moom rafetul mooy Bombardier non lii rafetul mbégte bañ ci am. dañu fàttaliku Gris Bordeaux barki démb bi mu daanee bàyyi ma ñoon ñu fàttaliku Gris Bordeaux barki démb bi mu daanee Mohamed Ndao Tyson loolu yëpp ay bànneex la ay mbégte la woon ci ñoom mais lii rafetul parce que Gris ma nga xam ne moom moo ñëw dugg ci stade bi daj ay coono moo leen gën bëgg bu sañoon yéen seen bopp ngeen am bànneex bu sañoon yéen seen bopp ngeen reetaan bu sañoon moom ci boppam mu am ndam parce que moom li mu bëgg mooy bégal waa Fass bégam ay supporters parce que li tax mu ne samay supporters ci lañ may jàppe ci lañ may bàyyee dafa bëggoon jox leen ndam nag yàlla koy joxe. je crois que Malick dëgg la man ne woon naan sax temps yi passé que ne combat bi waxuma combat Fass mais combat Mbaye Guèye. Alaaji Malick lii ñaaw na. man tout le temps moo laa ko faral di wax mais nag am na loo xam ne tey. damay écurie Fass. parce que tey boo seetee ci écurie ëpp expérience. yu ëpp vécu ñoom la. donc am na ay fissures yu bëri ci période bi. dañ toogaan waxtaanaat li fi génn bari na nañ ko toog waxtaanaat càmbaraat ko defaraat ko indiwaat écurie bi dans de très bonnes conditions. Alaaji Malick lii ñàkkantel lii rafetul. lii ñette la lii weddi également loolu yàlla suñu non seulement ndam yi nga fi lim léegi mais bëri naag Eumeu Sène jëlee ca defet sax. ñu sargal ko ñu sargal ko te nag loolu la ñuy xaar ci ñoom. loolu la ñuy xaar ci et puis mu am beneen rakk boo xam ne war a défendre couleur Fass. mooy mu yaakaar. merci lii rafetul te ñoom bàyyiwul xel ci loolu. bàyyiwul xel rafetul donc dañuy jël soit jël Djibril Kandji mais également ngeen indiwaat image yu combat bi surtout sur le plan de la boxe moom ancien international la boxeur la champion bu mag la muy téye Gris di ko tàggat ci wàllu xeex mais tey xeex bi nga xam ne moom la ñu yaakaaroon mu am ci côté Gris Bordeaux gisuñu ko mais même touché nañu ko ba mu dem ardo alors ban lecture le Kandji am ci approche combat bi et surtout sur le plan de la bagarre est-ce que li ñu ci doon xaar gis nañ ko Djibril Kandji ñu ngi lay nuyu di la ziar Djibril Kandji waaw Kandji dem na dinañ ko woowaat kon rek Max ñuy ñaawlu loolu nga xam ne rafetul supporteru Gris Bordeaux nañu delloo si waat seen xel waaye tamit xoolaat dans le rétroviseur xam ni ki nga xam ne tey moom moo wuti ñàkk wuti woon na am ngeen ree ña nga xam ne ñoom la doon bëreen ñu lëng leen loobu te terew te taxul seen i supporters lakk seen i kër wala ñu lakk i tamit seen ay yére loolu yëpp dafa bokk rek ci li nga xam ne moo sport ñoo ànd Gris Bordeaux kenn gënu ko bëgg ndam lu mu yaakaar ni bu ko defee am ndam def na ko lu mu xalaat ni bu ko defee ay supporters am bëgg def na ko tey bésu ñàkk la woon bésu ñàkk bu ñëwee cuuna ngay doon waaw daj na ci ay coono yu ne ngir wit ndam ngir am ndamit mais lii dañ koy ñaawlu mais xam naa ne dañ waxtaan ak ñoom ndax lii dirigeant yi duñ ko def xale yu ndaw yi ñooy comporté woon nii mais lii dañ koy ñaawlu rafetul mais gis nga est aussi la cuvette du stade Demba Diop bu feesee ni nga xam ne noonu lay rafete également nga xool au bas de l'écran nga gis oto joni joni yi ni nga xam ne noonu la ñu ràññee nga xool géew bi également ni mu mel mais aussi lii rek dafay poser waat encore le problème d'infrastructure appropriée à la pratique de la lutte omaise parce que géew bi demoon na ba tooy ba lóor ñu koy ŋàcc ba wut suuf dolli waat ci appui yi du demee ni mu war a demee sànq moom la commencé avant may dem ne attiré na seen attention mais bi ma ñëwee ñuy ràmbalewaat stade bi mais je crois que loolu nekkoon au moins mën na ñàkk parce que bâche la ñuy lan def ci suuf donc bâche bi du bàyyi ndox mi mu jàll non gazon d'abord synthétique gazon synthétique bâche bi bâche du bàyyi ndox mu jàll bi suuf bi du doy suuf bi du doy dolli suuf mu imbé wu trempé wu glissade ara ko bàyyi séance bi je crois que glissé na ci ba daanu ci donc ça peut impliquer ne tey même contenance bi ci nit ñi ñooñu stade bi ëpp nañu stade bi Demba Diop ak atontu lamb alors Djibril Kandji est en ligne
Djibril ñi ngi lay nuyu ngeen jox ma retour ma mën a discuter ak moom Djibril gis nañu ci wàllu combat bi xeex bi ñu doon xaar surtout ci côté Gris Bordeaux mujj ko appliqué comme il se devait mais plutôt Modou Lo sax moo ko touché lu bari ba yóbbu ko ardo alors sur le plan de la bagarre est-ce que li ngeen doon xaar ci seen poulain gis ngeen ko ak ban jàngat nga am ci déroulement combat bi. bon asalaamaaleykum Malick. ñu ngi lay nuyu. maa ngi nuyu Sénégal yëpp. di nuyu le mondial yi parce que lii day boobu tout naan nga desal nga desal parce que lamb la boo xam ne ça peut arriver à tout moment. waaw waaw tey gii di mu bëree Modou Lo tey bon tey bon mën naa ne si bëri sax bon li défensivement la gën a liggéey sax par rapport ak ni mu tey ni mu bëree Modou waaw. alors gis nañu Modou gêné na ko lu bëri Modou gêné na ko lu bëri ndax daf ko jege est-ce que sóoraale woon ngeen loolu bi ngeen di préparé. dafa ko jege waaw parce que tey li ñu gën a liggéey yëpp tey mu bëri Modou commencé la gën a liggéey. waaw. te ñu liggéey mais xam nga tey adversaire bu fekkee dafa ñëw di tëgg ba ci suuf daan loolu taxaw ni ko jox ay def yu koy delloo yooyu. li mu gën a liggéey mooy appel de gauche au moins arrêt de gauche contre droite. waaw parce que foofu gàtt la. bu loolu bu ko utilisé woon mën na ci moment à tout moment waaw. mais gis nañu Gris joxe coup yu bëri yu nga xam ne pratiquement dalul adversaire bi coup yu mu dóor Modou Lo esquivé ko bari na amul woon précision bi nga xam ne moom lañ doon xaar ci moom. waaw non boo gisee boo ko nee coup yu bëri dalul Modou Lo instant yi ba Modou Lo mi ngi si suufu tànku Gris moment boobu ay coup yu bëri du ko mën dal. même coup yi bu ko dal sax mën naan du am doole. mu am doole. su fekkoon ne Modou dafa bu ñëwee si ay tànkam mu def un pas engrais pour effectuer course jóg ko ndaw mu def retrait du corps ak de corps droit da koy dal. waaw. mais il a été plutôt Modou moo ko touché ba yóbbu ko ardo là également Modou stratégie bi mu jël pour mën a toucher Gris nax na ko ci benn côté. non loolu bagaar la bagaar ñaar adversaire yi bagaar ku dem mën a tuuti sa borom. ku tuuti sa borom kenn mën a am chance ardo du dara parce que peut-être maintenant dañoo def dañoo mën na ko tuuti que mën na ko tuuti Modou la mu am chance. ça peut arriver. alors défaite la bu nga xam ne am na déception bu bëri ci wàllu Fass ak écurie Fass yow ban jàngat nga ci am actuellement nii ak lan ngay wax ñi nga xam ne commencé nañu sax di mer di wane beneen xar kanam bu nga xam ne pourtant Gris yàgg na leen a bëggal. non nit ñi war nañu parce que tey comment bu nekk ak li muy ñëwee tey Modou Lo yàlla def na tey yàlla may ko ndam yàlla ko ndam ni ji jigéen Gris Bordeaux yàgg na fa bi defaat Gris Bordeaux parce que benn combat boo xam ne tey combat mag Modou Lo astafurlah combat mag Eumeu Sène tey ñëpp dañu d'accord. mu def ñaari combat boo xam ne année yëpp moo def mais combat ah benn na fi yeneen combat yu bëri yoo xamante ne tey ay ndam la ci am. tey bu ñu gis defet bi rek day bëgg sax defet bi defet day ñëw un grand champion day daanu. amul champion bu ñu daanu. dëgg la Tyson nekk na fi un grand champion dem Japon dugal dëkk mu daanu te loolu dafa ko nekk nekk champion. day ñëw loolu mais supporters yi dañu war a xam ni dañu war comme ñu ay sportif la ñu dañu war a nekk ay sportif affaire yi ndam victoire la ak défaite. fekkente ne ku bañ défaite doo dem ci làmb ji bëri bi waaw défaite moo ñëw yàlla moo tudd ne Gris day am défaite jox na ko défaite bi yàlla moo tudd ne Modou Lo day jël ndam li jox na ko ndam li c'est tout. mais bu ñu xoolee aussi Kandji xoolaat lecture combat bi par 2 fois Gris Bordeaux nekk sur des appuis yu nga xamante ni première action bi mënoon na ci def 4 appuis mais sur la même action pratiquement moom la Modou Lo indiwaat mu defaat 4 appuis est-ce que amul un problème d'équilibre aussi pour Gris Bordeaux. du mën naa sax du problème d'équilibre parce que tey Gris bi muy xeex ak Modou Lo bi muy xeex ak Modou Lo Gris dafa ñëw fekk ci Modou Lo. parce que loolu waru woon sax fekk si mën naa ne Modou Lo bu ñu xool distance moo liggéey Modou Lo loolu mën na ci am 1000 chance mais su fekkee dafa ñëw ba ci wetu Modou Lo Modou Lo heure boo day dugg si biir génn dugg génn loolu da koy déséquilibré parce que Gris c'est un poids lourd loolu da koy déséquilibré waaw su fekkoon ne Modou Lo dafay dugg sax rasa fa
seen teg moom dina mën a jàpp peut-être mu liggéey mais su fekkee dafa dugg génn mais mën na ko di liggéey ba te loolu la ko def na ko première action mu def appui première action mu ñëwaat mu fekkal ci fekk fàtt si loolu dafet bu ñëwee chaque jour ci la nga doon. dëgg la merci beaucoup Kandji en tout cas kaddu yooyu nga tëjee mooy kaddu dëgg defet buy ñëw cuune ngay doon vraiment Gris Bordeaux bu xoolaatee combat bi xam na ni dina am lu ko metti parce que approche bi nga xam ne moom la ci def peut-être bëggoon a teel a yeewu ay supporters am moom moo ko ci dugal à plusieurs inconnus mënu ko résoudre ci loolu la ko Modou Lo daane Modou mérité na victoire am Gris démérité wul na gars yi delloo si waat seen xel. gis nga première action bi sax dafa Gris Modou da koo taf. Gris di rasu di ko dóor croisé kii def fente de corps loxo bi jàll. waaw fente de corps la moo def rek Gris jàll. def 3 appui boobu mooy round bu njëkk bi. mais Djibril wax na ko léegi moment bi mooy moom moo waroon a replier def distance. pour ko appliquer ginnaaw ba yaa sut mais kii boo ko bàyyi ci sa biir. mais même sa couille bu dalay doo am effet. gis nga coup bi dafa am effet parce que arcade sourcilière droite bi moom moo tijjeeku te loolu coup bi ko Modou Lo dugal bi muy génn am na ko ñaari crochet yu mu ko dóor loolu moo indi loolu. Modou Lo ñaar loxo lay xeexee. ñaari loxo day xeex ak gauche bi ci kaw. droite bi ci suuf. day def direct uppercut. dëgg la donc alternative noonu lay xeexee. donc loolu moo ko gaañ ñii. loolu moo ko gaañ en tout cas loolu mooy li nga xam ne rek moom lañ ci mën a def comme jàngat dinañ ko gën a yaatal incha allah ci grand combat gën ci dellu soit ci aspect yu bëri indi leen tuusu Modou Lo indi leen tuusu Gris Bordeaux kër Modou Lo kër Gris Bordeaux loolu yëpp dinañ ko indi incha allah ci li nga xam ne moom mooy grand combat nga xam ne ñàkk ko seetaan wóorul en tout cas ñi ngi remercier ñëpp ñi jàppoon ci liggéey bi ba mu yegg si fii li nga xam ne rek moom la ñu bëggoon mooy dellu soit ci combat bi à tête reposée pour mën a gën a waxtaan avec les techniciens Pape Abdou Fall également bu fekkee ni mën nañ ko jot ñu woo ko bu ko defee moom tamit mu wax satisfaction bi nga xam ne am na ko ak itamit naka la gisee liggéey ak moom mais aussi amee les forces de défense et de sécurité il faut ñu bàyyi leen xel ci liggéey bi nga xam ne moom la ñu liggéey gars yi ñu leen di tirer le chapeau que ce soit la gendarmerie le groupement national des sapeurs pompiers ak ñëpp ñi nga xamante ni nii ay civil la ñu def policier en civil te ñoo ëppoon ñu sol tenue nekk ci biir stade bi et puis ñu am un dispositif anti-agression bu nga xam ne la gendarmerie daf ko mettre en place pour que nit ñi mën a ñibbiwaat ci jàmm loolu yëpp également ñu leen ciy jaajëfal. même hors du stade. hors du stade avant nga assister par zone périmètre boobu yëpp da nga boucler. donc y a une sécurité. Qui dit sécurité dit vraiment sauvegarder. Assurer la sûreté et la sécurité. te defe naa ne ñoom loolu moo seen jàngat te war nañ leen ci féliciter remercier leen. parce que même dans le stade foo taxaw policier la. foo taxaw sapeur la. et je crois que loolu war nañ ne tey suñu force de l'ordre yi am nañu matukaay. parce que li ñuy wax maintien d'ordre ñu ngi koy def. li ñuy def organisation aussi l'ordre ñu ngi koy def. mu nekk lu am solo gis ngeen mobilisation bi moom moo amoon également kër Gris Bordeaux ci suba gi donte Gris moom gars yi xamuñu woon ci ki la nekk wala mbaaw wala yoof wala fu mu nekkoon en tout cas laqatu woon na lépp pour waajal boppam. waaw loolu dëgg la mais damay ñëw rek service d'ordre bi ngeen di wax. dafa xam ba même contrat yi lié CNG ak promoteur ak képp kuy organiser. bu ñu ñëwoon làmb ji tey service d'ordre amul dañuy annuler làmb ji. kon moo lay wan ne ñoom duñ def lu dul di leen ñaanal rek. ndax bu dul woon ñoom làmb doo am ala ñu et puis saluer également Omez la tenue de l'arbitrage parce que souvent dañ leen di fustiger souvent dañ leen di sànni xeer parce que peut-être am na njuumte bu ñu def. du combat Gris Bordeaux Modou Lo a été impeccable. mais si tool a vraiment wala sax. man bi image bi njëkkee amee au top nee naa 4 appuis la. man nee naa 4 appuis la. mais il a fallu que ma xool rapidement jàngat ma xam ne alternative la Gris def parce que boo amul entraînement du ko am. parce que il am na. mais jeune gosse bi avant mu jógaat na. mais si tool aussi rapidement information Moussa Sow avec ses assistants am na l'information le plus rapidement possible. owaat leen aussi dans l'enceinte. tey loolu mooy matukaayu arbitre. donc il faut savoir juger en esprit. et c'était important parce que moment boobu buñ ci tasoon combat bi heure bi ñu ngi wax ay dugal recours. te man ne woon naa 4 appuis Gris Bordeaux def na ko parce que alternative bi gisuñu ko. waaw man bi ba ñu ralentir laa def ma ne fekkantewul Malick dama teel. dama koy def
Max ni ma. ñaari jeunes fekkante wuñu de fekkante wuñu. ma ne ko dañu tey ba gisaat beneen angle bi heureusement tey suñu gars yi dañu liggéey bu am solo. dëgg la ndeysaan. parce que voilà écran yi am na ci solo mais également li nga xam ne am na solo mooy ralenti yi nga xam ne am na ci parce que on avait au moins 10 caméras. forme yëpp. moo tax ma ne la mooy logistique benn andi. ça nous a permis tey ñu am observation bu baax parce que boo amuloon moyen logistique gis benn angle parce que l'angle d'observation dafa am solo. la photographie aérienne am na solo. ak ngir benn appareil ci kaw. mooy drone bi la photographie aérienne. donc ça donne tout le stade. voilà donc da ko supprimer en hauteur. gis nga loolu moo nekk nii mooy ci suba bi gars yi di rang pour dugg ci stade bi loolu yëpp am nañ ko. en tout cas ce qu'on appelle le phénomène focal. focal cay sama waa ji moom nag daa bari xam-xam tubaarkàlla xam nga moom. alors Pape Abdou Fall bu ñu ko mënee am rek daal di tàggatoo parce que nag sonn nañu. démb ba tey ñu ngi ci liggéey bi Pape Abdou ñu ngi lay nuyu bu fekkee ni yaa ngi nekk en ligne bi ñu seetaan liggéey bi dañu koy mottali ba mu mat sëkk ñu ngi lay ziar Pape Abdou di la féliciter. loolu ziar El Hadj Malick Thiandou di la nuyu di la gërëm di la sant di gërëm Max Mbargane di gërëm des médias ay comme ñu waxee rek ginnaaw bi ñu koy yàq Pape Abdou yëkkatil kàddu gi xam naa ni sonn nga waaye yëkkatil kàddu gi bu ko defee ñu déggante bi gën a leer. waaw sonn naa mais dama leen di sant boo xam ne amul fu mu yem. sant vraiment ñaari daara yi ngeen mën a tey dëggal Sénégal yëpp. am na wëñ la yëpp mu leen lañ may wooyee di suñu média tey liggéey bi mu def di tey dafa jënd day waar. dëgg la. damay waxtaan ak Bougane sànq mu ne ma que GP de 1 milliard et quelques. kon ku mel ni bu ko am réew amee dañ ko war a jàppale. taxawu ko dooleel ko ba ñu atteindre ay objectifs. donc dama. image yu stade bi boo ko xoolee sa yaram dafay daw xam naa li dinañu ko jox léegi. damay jógee sànq su ma newoon dem ba ci ñoom. parce que ndaa laa ma ay xale ngeen na xale yu am jëm ñu gore ngeen ñu jar a jeexal ngeen dama noonu laay ànd ak doomu aadama bu may ànd ak yow dama da jeex ba ñu leen xamal ñu ci rek bay Abdou Fall moom jàpp na ni 2 milliards la boobu den ci bi dama gis ak la jël suba ba ngoon lépp loo xam ni taxawal naa ko am naa ko seen mbir la donc maa ngi gërëm Sénégal yëpp gërëm ñaari mbër yi gërëm amateurs yi gërëm supporters yi. wallaay supporters yi affaire bi dafa rafet Pape Abdou xoolal lii rek dafa rafet xale yi génne t-shirt yi vraiment c'était très beau. dégg nga li ma wax Malick. waaw bi nga liggéey mënoo ko sax xam dama nga tëdd noppalu ba suba ba nga xëy dugg ci réew mi. léegi nii di ngeen may woo nii di may woote nii dégg bi maa ngi topp benn kilifa bu mag ci réew mi. ñoom ñu rafetlu seen liggéey. merci. man daal damay jàpp ni àdduna tas na leen. àdduna tas na leen kon nag wax bi daal mooy loolu. parce que naa ànd ak yéen fasante kóllëre ak yéen ñu ànd liggéey jàppale Sénégal boobu jëm. am nga satisfaction ci bés bi ci wàllu déroulement bi ci wàllu organisation bi parrain bi également taxawaayam ak sponsor yi jàppale gi ñu la jàppale. waaw satisfaction moom kenn waxatu ko parce que dina amal du am yàlla dimbali la tural la ba affaire bi demee noo xam ni su dëgg-dëgg dafa jéggi day wa loolu sax. day jàllee maa ngi nuyu sama sponsor jóori jóori ci vite ci benn ci frais baara ji crédit mutuel du Sénégal Sécouture Jadida Ardo Vitale lépp lépp ñoo xam ne dañuy dégg ak ñu jël bërëb ñu am parce que li ñu foog réew loolu dafa daw yaram ñu doon sëkk sàkk dama sottal di sotti dama dama ko bëri yàlla ci baraat la kon alhamdulilahi rabbil alamin. Amadou Ba également mention spéciale mu nekk ku nga xam ne parrain la mais vraiment gis nañu taxawaay bi nga xam ne taxawu na ko auprès de Pape Abdou Fall production. dama ni. kuy seet bor bi rek daanaan jàppal Amadou Ba parce que dañu ci dégg ci. dafa jël delloo ko son excellence monsieur le président de la République. important.
bi may léegi kontaan na ci léegi kontaan nañu adduna bi yëpp kontaan nañu parce que lii mooy lii moom lañu moom mooy suñu cosaan. xam nga lu mel ni fekk nañu koy boo ko bëggoon a xañ ne ah. lan lañ mën a doon. wallaay kon gars yi nga xam ne dañu gis pour yàq làmp dañu bàyyi xam ne dañuy réussir. dañuy réussir pourquoi parce que tant que pas ànd ak suma doomu ndey suma xarit yi promoteur yëpp. ñu ngi dem à travers votre antenne maa ngi leen di gërëm di leen sant seen taxawaay rafet na sans exception. Malick. oui wax na loo xam ni promoteur yi kenn nañu wuti butéel. kenn nañu wuti sunguf kenn nañu wuti lu nekk. ngir rek ñu réussir suñu bis mais kon xam nga ni loolu bëri ci loolu lu baax la ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi. te résultat bi lan la réussite la kon du ndamu Pape Abdou Fall. maa ngi gërëm suma kat Abdoulaye Ndiaye Henri Ndiaye Samba Fall ak Koudou Ndiaye Saloum Fall mais taxawaay bi dafa daw yaram sànq la am ce plateau dafa toog ci li promoteur yi daf yàgg rek jël parce que lii yëngut bu njëkk promoteur da nga doon xool sa morom ni mu ngi lay liggéey mu fàtt pour doo avancé mu lay sànni ay kot wala mu lay jéem a dalgal léegoo ñun dañuy ñëw indi beneen philosophie ci arène bi mooy ñoo bokk ndey ñoo bokk baay mooy suñu slogan dëgg ñu xewlee Abdou Fall xewle Ndeye Ndiaye xewle leen Abdou Fall xewle kañ bi xewle Assane Ndiaye xewle Assane Ndiaye Abdou Fall donc ñoo bokk ndey ñoo bokk baay te loolu mooy gën a xëy kanam mais ñun positif voilà positivité bu amee rek adduna bi day avancé. waaw jërëjëf en tout cas ñu ngi koy remercier encore une fois di ko féliciter parce que il a cru en ça et puis il a eu un succès éclatant au bout du compte donc Pape Abdou bravo ñu ngi lay féliciter di féliciter sa staff yëpp ak promoteur yëpp ànd bi ngeen ànd noonu bokk ndey bokk baay kenn ku ci nekk mel ni yow yaay organiser loolu dañ koy rafetlu boobu parce que làmb tey loolu la soxla ñëpp ànd bokk ndey bokk baay encore une fois on félicite le ministre de l'économie des finances waaye tamit nga xam ne lépp moom moo ko dox moo ko toppatoo ba mu sotti ba egg si fi également Khadim Gadiaga et tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la réussite de cette journée-là bravo à toute l'équipe de la Sen TV ñu ngi leen di jox rendez-vous suba incha allah ci grand combat max. ñàkk ko seetaan wóorul. Omez merci vraiment pour la disponibilité ce matin yaa ngi fi ñu téye la reeruloo maa la fi téye ba heure bi sànq sax dag ma ni may ma tàngal ma màcc ndax dara nekk sama biir aw ma tàngal waaye nag ñu ngi lay sant di la gërëm pour la expertise. mais merci Malick xam nga yow sama doomu ndey nga. defe naa ne man sport laay dundee am naa virus bi ba pare. tey boobu noonu fanaan fi ba suba dina fi fanaan parce que dama bëgg di partager li nga xam te ne nii tey man am naa ko. te loolu sax am na structure boo créé mu commencé yëngu ci loolu. waaw bu tudd Omez Sport Center. dëgg la donc damay yëngatu ci wàllu football depuis 2012. yoo xam nga si dara ci football bi de petite catégorie de 9 à 15 ans. wàllu làmb ji aussi bëgg naa ci dugg mi avec lutte olympique en même temps def un travail fitness et en même temps aussi former les jeunes du quartier sur le volet. bu mag ngay taxawal pour bu mag laa fa seen taxaw bu neex yàlla yéen. na ci gars yi jàpp parce que am na xam-xam te am na yéene wu jox ko xale yi loolu également ci li doxal sport bi la bokk en tout cas ñi ngi féliciter Modou Lo pour cette belle victoire di encourager Gris Bordeaux di encourager ay supporters am di leen xamal ni yàlla borom rek moom mooy maye te ku mu may nga sant ko ku mu xañee nga sant ko kooku mooy borom subhanahu wa taala merci de nous avoir suivis ba suba ci beneen rendez-vous avec grand combat. xam ne dafay gën a neexal làmb mais am nañu information bu ñu jot jéem nañ ko vérifier ñu ni am na ay supporteru Gris Bordeaux wala ay supporteru Fass yu nga xam ne dañu mer ba commencé def naka sudul noonu commencé sax dem di taal t-shirt yi nga xam ne moom la Gris Bordeaux doon sol gis ngeen noonu loolu également fii kër Gris Bordeaux la bi nga xamee ni ñoom ñi ngi seetaan combat gis nga lii moo métti moo tax ma naan la pression monte l'adrénaline monte si vous êtes émotif si vous êtes cardiaque abstenez-vous
xoolal émotion bi ci xale yi. émotion bi ci mag ñi. kenn ku ci nekk da ngay tiit doo mën a toog doo mën a taxaw kii ngay jaayu. waaw dégg nga ma ngay matu. dégg nga loolooy làmb. waaw daru na c'est dur ma nga mel ni ku yore bëñ. mënta toog. dafa neexul. mënta taxaw. gis nga noonu xale yi bilaay léegi ñu raam. da ngay dem ba tere bi sax. waaye yow boo ko ñooxuwul doo. ma ngay génn ma ngay génn. c'est des moments insupportables. gis nga jóg nañu. mu mel ni déception am na foofu. gis nga xale ba dóor na ci gis nga ma ngay dóor mbàjj ya di dóor njegenaay ya. am na déception. ah oui. lamba googu lamba googu c'est la déception. ma nga yooyu di jooy. ma ngay jooy. lii mooy làmb nga gis léegi am ñu am déception loolu nag ci la ñuy ñëw nii actuellement nii xale yi nga xam ne dañu mer ba commencé di jalgati. ma je crois xale yooyu war nañu xam ne ci sport la ñu nekk. gis nga il faut ñu amaat Malick. jàngatu lan mooy sport. nu ñu dundee sport. nooy defee sport. jàngat yooyu yëpp maa ngi defar. parce que lii jekkul rafetul. voilà mi ngi dëgg la t-shirt yaa ngi nii taal jekkul rafetul lii lañ doon wax photo Gris Bordeaux ñii di taal t-shirt ya nga xam ne moom la ñu déception am Gris Bordeaux jox na leen guddi takkusaan bu ne. takkusaan bu ne mbégte bu na jox na leen lii moom nañu fàttaliku Gris Bordeaux ba mu daanee lii moom rafetul mooy Bombardier non lii rafetul mbégte bañ ci am nañu fàttaliku Gris Bordeaux barki démb bi mu daanee bàyyi ma ñoon ñu fàttaliku Gris Bordeaux barki démb bi mu daanee Mohamed Ndao Tyson loolu yëpp ay bànneex la ay mbégte la woon ci ñoom mais lii rafetul parce que Gris ma nga xam ne moom moo ñëw dugg ci stade bi daj ay coono moo leen gën bëgg bu sañoon yéen seen bopp ngeen am bànneex bu sañoon yéen seen bopp ngeen reetaan bu sañoon moom ci boppam mu am ndam parce que moom li mu bëgg mooy bégal waa Fass bégam ay supporters parce que li tax mu ne samay supporters ci lañ may jàppe ci lañ may bàyyee dafa bëggoon jox leen ndam nag yàlla koy joxe. je crois que Malick dëgg la man ne woon naan sax temps yi passé que ne combat bi wax ma combat Fass mais combat Mbaye Guèye. mais Alaaji Malick lii ñaaw na. man visé waat le couronne bi. parce que c'est du logique même pas matagul un an parce que affaire wala jël toll. parce que je crois que daaw 15 au mois de juillet. dañ ko bëri woon. mais une année nga jël revanche. waaw. làmbi ñii. amul calcul. fanweeri million boo ko dugalee ci biir kër rek am nga ndam. Max. dafa am aspect sport am na aspect financier. c'est bien vrai. waaw mais am na aussi la gestion de la carrière. voilà merci beaucoup. waaw loolu it daf ci joué donc il faut que gestion boobu Max. moo am solo. gis nga tey li ko maa ngi waxee. Gris Bordeaux tey bu génnoon ci combat bi tey déli kenn mënu ko tere mu am. xam nga li ma leen ne amul calcul. saa woo xëy sa bureau ñoom ci entraînement la ñuy xëy. waaw xam nga Gris noo toppee Bombardier sottiwul nga dem bëgg a bëreeg moom ngir xëccoor titre roi des arènes ba pare dem di jëli ko Bombardier daan. non ñoom ñooñu foog ñu bëri ci seen biir amul kii daan na kee daan na kële. mais parce que lamb rek la ñu am. xam nga titre roi bi Max dafa bokk ci nit ñi di xëccoo. mais li Omez di wax aussi mooy est-ce que logique na Modou Lo jóge ci defet digganteem ak Bombardier yàlla may ko ndam digganteem ak Gris Bordeaux ci lu matul at mu bëgg a dem dalaat ci kaw Gris Bordeaux loolu mu bëgg a dem dalaat ci kaw Bombardier mais moom loolu xalaatam la nee na li ma dig waa Parcelles naa leen ko ndil waaye bomb day ban def ci prix nga xam waaye bomb moom jaaxaan daanu ko moom guddi yi nu toll moom xam naa Modou actuellement nii loolu beneen débat la de. égal de force yi bokkul. loolu beneen débat la mais bu ñu xoolee rek de toute façon lamb la ju nga xam ne bu ñu xoolee. parce que Gris Bordeaux. parce que benn tey danaan man kon damaa juum ci Bombardier ndax ki ko daan naa ko. borom fit boo ko xëbalee doo ci am ndam. waaw. moom la gëm et puis looloo taxoon sax mu dem jëli Gris bi. mais man victoire Modou Lo bi. dafa ubbiwaat perspective la mu dafa ubbiwaat lamb parce que victoire Lac de Guiers bi aussi. waaw moo indiwaat leneen. mais revanche Modou Lo ak Lac de Guiers lamb dàq ko. voilà loolu laa bëggoon dégg. revanche boobu combat dàq ko. loolu laa bëggoon dégg. parce que logique bi mooy revanche Modou Lo Lac de Guiers neex na. merci beaucoup mais également. Balla Gaye dafay dellu siwaat ci course bi revanche am. ak Modou Lo loolu njarndeem la. la version de Eumeu Sène. Eumeu Sène war a dem daje ak Bombardier loolu mooy logique bi. mais Gris Bordeaux bi daanoon tey fan la jëm. Gris Bordeaux voilà loolooy question bi parce que Gris Lac de Guiers
combat waat la. moom Tapha Tine Moom combat. Tapha Tine combat bi c'est ça Gris Tapha Tine ça c'est les raisons. voilà Tapha Tine Gris combat. Tapha Tine moo loolu mooy gën a raison logique. année prochaine. donc bu ñu xoolee année prochaine perspective yi bari na combinaison yi bari na lamb ji tijjeeku na donc loolu également dafa bokk ci li nga xam parce que tey on revient là par exemple Il a gis nga fait fii la 3 appuis. 3 appuis Alternative. Modou envoyé ko benn droite bi muy jóg ce Gris dafa sànni Modou wàcc jël Jël tànk ko bi. tibb ko bàyyiwaat ba pare Parce que am na doole. gis nga roccee ko xajal ko doole. Gris am Gris ñëw la roccee ko doole. xajal ko alors là ça pose également beneen problème mooy problème équilibre Gris par rapport à ses membres inférieurs L'équilibre c'est quoi? C'est d'abord appui plantaire yi nga war am ci suuf si. Mooy Parce que taxawaayu taxawaayu tànk tànk yi yi. dëgër. sa tànk il faut mu taxaw mu dëgër soit ci écart bi ou bien ci espace bi. donc Gris loolu ak sa poids. donc train supérieur mooy kaw bi moo gën a diis suufu Gris. te loolu anatomie nit ki la. bindu nit ki la. nit moom- bindu nit ki. mooy di. moom noonu la masa bëri na combat yu bëri bu jógee te jàppul rek léeg-léeg mu rëpp léeg-léeg mu rëpp. dal na ko ci Yékini dal na ko ci Yékini Balla Gaye numéro 2 dal ko ci Balla Gaye numéro 2 te boo xoolee ni mu naroon dal na ko ci Eumeu Sène. boo xoolee ni mu naroon a daanoo nii mën nañ ko comparer ak ni mu daane woon Bombardier Oui. parce que dafa raté un coup Modou esquivé ko mu dem nekk sur ses boo droits. matee ñëw mu fende ko. voilà donc boo xoolee c'est la même chose chemin. xoolal Ay, gis nga fen de corps yi fente de maanaam corps ci diggam lay ne rek di yër di génn waaw gis nga Et puis da ko du jóg ñeme. gis nga du jóg ci moom da ko ñemeñ ko 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 rapproché la. gis nga du parce que ko dafa ko rapproché. te léegi nag ku la sut soo ko tafee loxoom du tàlli ko ma rapproché bu la. waaye te yow sa loxo dina mën a tàlli waaw mais Gris bu doon dem parce que bi muy jóg nii am na uppercut bu Modou sànni waaw. bu ko daloon aussi foofu combat bi mën day na jeex parce que c'était aléatoire pour ñoom ñaar ñëpp. parce que mbër day toll foofu te nii dóorante bi ku nekk day sànni rek loo neex. donc sànni boobu ku mu ci mën dal rek ak plus lay dal ci point sensible mën na la wàccee. parce que maa ngi wax tout souvent ni mën a xeex ñaari mbir la mooy mën a dóor xam fooy dóor ak mën a moytu dóor te bu ñu xoolee esquive maanaam nan ngay moytoo coup loolu dafa bokk ci force su Modou Lo à chaque fois day approcher adversaire bi woo ko ci bagarre mais bu dóoree dina def rotation bu nga xam ne coup bi du ñëw gis nga ko noonu. waaw sport individuel nag. Ah, il faut fii la nga ko- am fii- un demi fu ñu dominer. fii la ko daanee. waaw Foofu la fu ñu ko dominer ak yow fa ngay dominer. ba tey gis nga Modou Gris li mu tàmm gauche droite yooyu muy xeex mais c'est appui déplacement. mais non Mais de- mais- fekk mais ko fa écart bi la. kay fente de corps xoolal la mu fa sànni ci kurpeñ ci bi chute bi am lu bëri la sànni mais parce que benn coup dalu ci benn dalu ci. loolu la woon capacité d'esquive bi Modou am. merci beaucoup et de déplacement et de pivot. parce que dans l'axe parce que boo dee amee axe man ngay déplacer sa corps sans pour autant que yow nga déplacer sa centre de gravité. alors sans pour au autant. revoir. mais donc Calmement. ça Parce que reste foofu, égal. Gris jam na ko benn droite mais vraiment approche tactique bi nga xam ne moom la Modou Lo def c'est ça a payé. Extraordinaire. Non, c'est extraordinaire. tout le temps moo la faral di wax li ñaaw na. mais nag am na loo xam ne tey. li ñaaw na. damay écurie Fass. parce que tey boo seetee ci écurie ëpp expérience. yu ëpp vécu ñoom la. donc am na ay fissures yu bëri ci période bii. dañ toogaan waxtaanaat li fi génn bari na nañ ko toog waxtaanaat càmbaraat ko defaraat ko indiwaat écurie bi dans de très bonnes conditions. Malick li ñàkkantel li rafetul li ñette la Parce li que- weddi également loolu yàlla suñu non borom la. seulement ndam yi nga fi lim léegi mais bëri naag Eumeu Sène jële ca defet sax ñu sargal ko ñu sagal ñu ko sargal ko. te nag loolu la ñuy xaar ci ñoom loolu la ñuy xaar et ci puis mu ñoom. am beneen rakk boo xam ne war a défendre couleur Fass mooy muy yaakaar ah lii rafetul te ñoom bàyyiwul xel ci loolu bàyyiwul xel ci loolu. rafetul donc dañu jël soit jël Djibril Kandji mais également ngeen indiwaat image u combat bi surtout sur le plan de la boxe moom ancien international la boxeur la champion bu mag la muy tee Gris di ko tàggat ci wàllu xeex mais tey xeex bi nga xam ne moom la ñu yaakaaroon mu am ci côté Gris Bordeaux gisuñu ko mais même touché nañu ko ba mu dem ardo alors ban lecture le Kandji am ci approche su combat bi et surtout sur le plan de la bagarre est-ce que li ñu ci doon xaar gis nañ ko Djibril Kandji ñu ngi lay nuyu di la ziar Djibril Kandji waaw Kandji dem na dinañ ko woowaat kon rek Max ñuy ñaawlu loolu nga xam ne rafetul supporteru Gris Bordeaux nañu delloosiwaat seen xel waaye tamit xoolaat dans le rétroviseur xam ni ki nga xam ni tey
moom moo wuti ñàkk wuti woon na am ngeen ree ña nga xam ne ñoom la doon bëreel ñu lëng leen loobu te taxul seen i supporters lakk seen i kër wala ñu lakk i tamit seen ay yére loolu yëpp dafa bokk rek ci li nga xam ne moo sport ñoo ànd Gris Bordeaux kenn gënu ko bëgg ndam lu mu yaakaar ni bu ko defee am ndam def na ko lu mu xalaat ni bu ko defee ay supporters am bëgg def na ko tey bésu ñàkk la woon bésu ñàkk bu ñëwee cuune ngay doon waaw daj na ci ay coono yu ne ngir wit ndam ngir am ndamit mais lii dañ koy ñaawlu mais xam naa ne dañ waxtaan ak ñoom ndax lii dirigeant yi duñ ko def xale yu ndaw yi ñooy comporté woon nii mais lii dañ koy ñaawlu rafetul mais gis nga est aussi la cuvette du stade Demba Diop bu feesee ni nga xam ne noonu lay rafete également nga xool au bas de l'écran nga gis oto joni joni yi ni nga xam ne noonu la ñu ràññee nga xool géew bi également ni mu mel mais aussi lii rek dafay poser waat encore le problème d'infrastructure appropriée à la pratique de la lutte obèse parce que géew bi demoon na ba tooy ba lóor ñu koy ŋàcc ba wut suuf dolli waat ci appui yi du demee ni mu war a demee sànq moom la commencé avant may dem ne attiré seen attention mais bi ma ñëwee ñuy ràmbalewaat stade bi mais je crois que loolu nekk parce que loolu da lay woon ni étudier na Gris Bordeaux bu baax xam na ay force am xam na ay faiblesse am na lu nga xam ne bu ko mayee bu ko Gris dóoree kenn dootu ko waxati moo tax mu jege ko mooy li Max wax bu say cër guddee bu la nit ki jegee dóor bi du am impact bi mu war a am du am doole bi mu war a am non parce que loo gën a jegeñ direct du la ko jox uppercut moo la ko mën jox mais pas direct ni crochet donc il faut que comme Gris amoon stabilité pour mën ko kor Modou Lo pour mën ko wàññi mais tant que amuloon prise boobu parce que Gris rare nga gis mu jàppante du jàppante ñàkk jàppante boobu moo ko indi loolu alors que ce poids bu diisee ci kaw pour nga déplacer wu li lay déséquilibré dafay yomb loolu mooy kaam ñi nga xam ne bëgg nañu participer également ci débrief bi mën nañu woote ci numéro yooyu nga xam ne moom moo affiché bu dee national 88 628 89 90 international 4 wala 00221 33 841 02 20 donc numéro yi mi ngi noonu affiché képp ku nga xam ne bëgg nga bokk ci waxtaan bi nga bokk ci mais loo ci munti wax rek moo di ni approche tactique bi moo du def c'est important il a eu une intelligence de combat bu extraordinaire une lecture de combat angle d'attaque distance d'attaque esquive ak coup yi muy dóor mais y avait du répondant y avait vraiment du répondant face à Gris Bordeaux Gris Bordeaux était un peu lent ci man sama gis non c'est pas par rapport à son poids et par rapport à équilibre kooram parce que corps est proportionnel mais bu amul proportionnel rek da nga am déséquilibre loolu dafay indi ba tey Max li ñuy wax ni Gris amul équilibre ci suuf maanaam tànk yi ñu naan day coos ak tolloowul ak yu mel noonu wax nga ko léegi dal na ko ñaari yoon ba ñetteelu yoon bi tey ji encore mu dal ko donc loolu problème la moom daal bu jógee li cëpp bu jàppul mën na rëpp mais bu ne songukat la nag mais ci bu jógee fekk ko fa la dëggee da ko fekk yóbbu ko waaw da ko fekk tëjëf mu bañ forcé ko daw ak moom noonu la def ndem si yàlla si Tyson Junior mais léeg-léeg bu songee nga xañal ko bu jógee léeg-léeg téye boppam waaw mais li may wax rek saa waree daanu ci ngay doon mais moom it ndaanaan ku li fadilin la Alaaji Malick ndaanaan ku li fadilin ndaanaan la lu mag tey ku nekk xam na ni mébétam moo doon tàggalikoo ak Modou Lo perspective am moo doon dem jëli Bombardier loolu tey moo doon enjeu wu combat bi mais enjeu boobu yàqu na ci moom mais Modou Lo également dafa jóge ci défaite soxla woon ndam lool pour dellusiwaat ci peloton de tête bi donc défaite du ko woon arrangé te du ko woon arrangé benn ñaareel ba dem jëli koo xam ne moo ko mujj yóbbee défaite bi mu jël ko daan ko maanaam Bombardier ak Gris Bordeaux Gris am ndam ci moom mu daanu ci Gris moom mu daanu ci Bombardier mais man je dirais que la logique aimerait que staff Modou Lo bañ a yàkkamti